jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen bëggee te di leen ziar yéen ñi nga xam ni saa su ne yéenay safoo seen télévision régionale bii di Prestige Thiès TV ci série de reportage yi nga xam ne ñu ngi leen koy defal ay bés bu nekk tey nag fii ñu ñëw mbokk yi mooy siège regroupement des tailleurs de la région de Thiès ñu war a dugg nag ci métier tailleur parce que ñun ñëpp jàpp nañ ni métier tailleur moom yomb na jarul théorie da nga ñëw rek pratiquer xam nga tey ñu bare bari ñu ngi ubbi ay atelier mais nag ñaw yombul. li ma sol nii muy veste africaine bi ma sol nii costume africaine bi n'est-ce pas bëri na ñoo xam ne tey bu ñu ko ñëwee dafa nga gis fii mbaq fii mais bi ma sol moom maître Abdou Wade moo ko ñawal n'est-ce pas waaw l'éminent professeur Abdou Wade tey nag ñu ñëw rek fekk fii ñii di def formation ñu fekk fii ki nga xam ne moom maître laa leen di wax ñoom dañu lay bàyyi nga présenté wu. man maa ngi tudd Ndiasse Kaye nekk tailleur au niveau du mouvement des tailleurs de la région de Thiès en plus yor am lu mel ni formation bi ñuy def ak confection man maa ko yor commission boobu. lan nga yow ci wàllu militaire bi. actuellement man maa yor wàllu formation ak confection ci regroupement des tailleurs de la région de Thiès. d'accord ñoom ñu fi fekk gis nañu ñu yor seen i crayon ñu yor seen i cahier di bind gis nañu aussi nga nekk ci tableau bi aussi lan lu ngeen di def. kii dañ doon def benn séminaire. De renforcement de capacité ci costume africain ak pantalon démonstration bi def théorie ci traçage yu pantalon bi par devant par derrière léegi pare nañ ci boobu semaine passée léegi dañuy ñëw ci costume africain bi moom la ñuy fekk ñuy tracé ni muy costume africain bi par derrière bi lañ nekk nii moom la ñuy tracé ni muy li ma sol. effectivement muy costume africain bi. d'accord tey démonstration bi nga def lan la lii nga def nii ba pare lan la c'est quoi lii ba ñu doon def explication. schéma bi mooy ça veut dire dañ lay wax nu ñuy def pour tracer costume africain premièrement di nga jàngat tissu bi am na lisière. mais ci loolu sax. man dama gis ñoo xam ni ñi ngi koy ñaw mais ni nga koy jàngale nii jànguñu ko. wala da nga ko war a jàng nii ba pare. mais da nga ko war a jàng nii pour mën ko liggéey mu noonu gars yi costume africain bari na mais dafa bari beaucoup de fautes yu yem moo tax ñu ni nañ def ay renforcement de capacité pour la région de Thiès mais yemuñu sax ci région de Thiès. pratiquement la fois passée avant la taf ñi ngi jógee ci zone sud la Ziguinchor ñu jógee foofu ñu ngi dem Tëngéej au niveau de Mboro yooyu yëpp ñu ngi koy sillonné avec le regroupement des tailleurs de la région de Thiès lëkkaloog benn mouvement bu ñu naan MTS mouvement des tailleurs du Sénégal moo waral ñuy génn ci zone yooyu yëpp quoi. léegi lii lan la léegi lii nii boo ko doon jox explication waaw. costume africain la quoi. léegi moom la ñuy tracé nii parce que balaa nga koy tracé il faut nga am matière première bi nga xam na koy utiliser parce que mooy tissu bi mi ngi mel ni nga am comme fil à fil bi nga sol ni dafa am la lisière moom nga war a taxawal pour mooy droit fil bi pour nga war a mën a dagg costume africain bi la lisière ci kaw nga ni contre fil dafa am droit fil am contre fil am biais mais yooyu yëpp il faut nga xamal ko ki koy ñëw ba pare pour mu mën a utiliser loolu pour mën ko dagg. moo waral ñuy def schéma bi nga gis ni d'accord waaw. donc ñoom schéma bi mooy théorie bi ni lañ koy jàngee bon leen ni ñu ko war a defee pare après nag ñu soog a ñëw ci pratique bi. dañuy def théorie parce que léegi bu njëkk kii maître comme maître yi ngay wax noonu y avait des diplômés de Paris bari nañ fi loolu mais nag kenn rek moo xam ni moom moo marqué empreinte am te ñun ñëpp dañ ci roy ci moom muy monsieur Pathé Gueye sa moom mooy def théorie ba pare ñëw defal la pratique. lu bari nag ci moom lañ ko jëlee waaw moo tax boo defee théorie ba pare da nga war a def pratique parce que formateur yu bari bu njëkk théorie rek lañ lay defal bu ñu paree dañuy dem seen yoon mais ñun nag pour mu théorie bi ba pare affaire bi jaar yoon séminaire bi jaar yoon da ngay def théorie def pratique boo paree kii ñëw da ngay gis produit fini nga koy tegal. qu'est-ce qu'il faut pour nga nekk un bon tailleur dëgg tailleur parce que on a vu que ni xam nga président yi ñu ko leen di solal. président Macky Sall récemment am na benn photo bu gars yi di ko tooñ ñu tooñaale ko suñu président parce que mu sol benn tenue veste africaine n'est-ce pas waaw costume africaine mais dañu gis ni affaire yi mooy loolu waaw ba gars yi sax di ko waaw gars yi di waaw dafa débordé gars yi di ko mbalag ak yooyu waaw. c'est que boo xoolee loolu bu njëkk Sénégal dañu amoon benn problème de renforcement de capacité bii la ñu amoon ci domaine bépp nag. parce que boo xoolee dafa en Europe dañ daan implanter usines yi di ko indi en Afrique parce que moyen de pollution lañ doon bañ di ko daw di ko indi en Afrique
parce que bi ñu ñëwee dañu ñëw test bi ñu def Sénégal dañu xool ni renforcement de capacité Sénégal 0 la jëm bénéfice boobu benn programme la woon AGOA la tuddoon ku mel ne Ghana moo ci bénéficier Nigéria Niger mujj gi fii la ñuy jëlee suñu booy yi di leen yóbbu ci programme boobu ñun nag le mouvement bi mu taxawee ñu xool jàngat yooyu yëpp. mooy regroupement bi. waaw ne am na dañu am problème boobu. léegi échange ci moom laa benn kuréel bu nekk Belgique la. ku mel ne Ndiaga Wade moo njëkk a nekk président mouvement bi. bi mu xoolee loolu mu def benn jàngat dem. Ndiaga Wade maa ngi ko nuyu. ñu ngi koy saluer au passage quoi. vraiment moom bi mu demee. jàngat bi mu def ànd ceeg ADP ma. dañu dem l'ambassadeur Belgique laaj fa audience ñu may ñu ko. l'ambassade bi defee ni loolu la ñu ni ko ñun renforcement de capacité lañ bëgg. moom keroog dafa waaru parce que nee na ñi ñëw ñëpp xaalis ak voyage lañ koy wax mais mouvement bi dañu ko renforcement de capacité la ñu bëgg. mooy kuréel googu nekk Belgique ñu bind leen en 2009 ci la ñu ñëw nag defal ñu renforcement de capacité yi moo tax ci la professeur Abdou Wade génn man ci la ñu génn le professeur l'avait dit Abdou ne ko ni ma la gisee li mu présenté woon boo ci continuer di nga doon quelqu'un effectivement il a raison. professeur waxoon na ko loolu moom Abdou Wade. le professeur il l'avait dit Abdou ne ko lii boo ci continuer di nga doon quelqu'un effectivement il a raison c'est un professeur. da nga xam ne li mu lay wax da koy wax Sénégal le monde entier di la déglu kenn du dindi dara teg ci dara mais pourtant y avait des diplômés de Paris dañoo dem yóbbaale seen xam-xam mais moom li mu innovation bi mu def mooy dafa ñëw indi xam-xam boobu bénévolement lañ ci doon demee da nga daan tukki dem ba fu ne mais bénévolement ngay demee mais avec amour nga koy defee tamit waaw looloo tax nag dama sagal suñu borom loolu la koy fay te boo gisee à la télé mu toog yorul papier yorul dara mais li mu lay wax dara du ko dindi te Thiès boo xoolee RTS ñëw na fi def fi benn reportage Ibrahima Diédhiou bi ma laajee dama ne ko Thiès mooy capitale de la mode effectivement bi mu tuyee jëlal nañ ko mesure ñawal ko sur un coup te il a raison mënuñu jot boog il a raison. mais dafa am lu ñu seetlu dafa mel ni léegi kon les tailleurs là ñu ngi commencé di am donc beneen gisin léegi di organiser wu aussi mais di def ces formations là parce que bokk na ci liy mën a ñoŋal seen liggéey. effectivement bu ñu xamee ni ñaw dafa jël beneen envol te ku jàngul doo ñaw pratiquement boo xoolee ki lay ñaw nga koy ñawal des fois day ñëw leen man manche veste la ba costume africain boo ko deful da ngay gis rek day toxu dem ci keneen mais nag boo muusee xam loolu da ngay dem jàngiwaat moo waral nag cours de rattrapage yi muy parce que ki ñëw ne la manche veste la bëgg sa problème yow xamoo luy manche veste gis nga ko mais mënoo ko dagg mënoo ko ñëw moo waral ñu def renforcement de capacité yi ci ñu ci bari jóge nañ fi ñaw ko noonu dagg ko ñaw ci renforcement de capacité ba nga xam ni mouvement bi mooy jël en charge ñi ko def mouvement muy regroupement des tailleurs de la région de Thiès. jërëjëf merci beaucoup. sëriñ bi ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay dolli ziar. tur bi. Aline Badara Niane. Aline Badara Niane yow dañu ñëw fekk la nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom nañu defar formation bi lan moo waral ngay def formation bi. waaw formation bi ni ko professeur waxee rek parce que jamono toll na foo xamante ne xam-xam du doy nit mën na laa may lu ne ba mu jeex ba mu des xam-xam dañ la koy su loo ko defee si yow day gën a yokk rek te fu jamono ji toll nii lu mën a yokk sa xam-xam ngay yokk te téer bi fu mu toll dafa changé loolu la tax ñuy ñëw pour yokk xam-xam nii. yow da nga am sa atelier bopp. si waaw am naa sama atelier bopp. boo xam ne yaa ko ubbi moom ko sa bopp. waaw maa ko ubbi moomal ko sama bopp. ba pare ñëw fii def formation bi. waaw. léegi yow kon lan ngay dénk ñeneen sama yeneen moromu téer yi nga xam ne aussi ñoom it ubbi man gis naa sama koo xam ne ubbi na atelier waaye bu la ñëwalee masse veste rek da ngay jommi parce que gars yi dafa ay mbaq fii lu ne donc dafa mel ne formation bi kon jar na ko. waaw romb na ko sax parce que formation bi wax dëgg yàlla ñu ngi nuyu avant tout ñu ngi nuyu suñu président Mamadou Seck. waaw di nuyu suñu président Khadim Diop. di nuyu professeur yëpp Abdou Wade ñëpp ñu ngi leen di nuyu wax dëgg yàlla fii xam-xam lañ fi jëlee parce que am na loo xamante ne daf ñoo rëccoon suñu bopp yàlla xam nañ fii boo ñëwee day mel ni mosoo jàngi ñëw. day mel ni mosoo jaar si ñëw non Abdou dama koy xool parce que dama koo naw parce que dama koo faaman parce que lu muy def dama koy sentir. parce que bëgg naa lu ne si moom ak professeur bi nekk si man wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñu gis nañ si yokkute. te ñu ngi si jéem a góorgóorlu wax dëgg yàlla. jërëjëf chef bi ñu ngi lay ziar. dellu ziar wér. baale bu jàmm. sant bu wér kay. tur bi. Babacar Faye. Babacar yow am nga sa atelier bopp
si am naa atelier bopp. waaw am naa atelier bopp. te bu sa télé di ñaw. oui. léegi yow lan ngay def ci formation bi. voilà d'abord maa ngi nuyu ñëpp ñu bokk ci formation bi yëpp di nuyu président Khadim Diop mi nga xam ne moo ñu dajale indi ñu fi di nuyu président Mamadou Seck di nuyu professeur Ndiasse Kaye li tax ma bokk ci formation bi nag moo tax ma ne dinaa ko wax Thiès ñëpp xam ko boo gisee ñun ñu bokk ci ñëw participer ci formation yu mel nii di yokk ko xam-xam loolu njàngat la te Thiès yëpp dañ ci war a jot man Babacar man maa ngi ñaari place ku am atelier ba am ci jabar am ci ay doom mënoon nga cee yem di nga continuer sa vie mën naa ci yor sama kër mais dama ko faa teg ñëw di ci yokk xam-xam kon formation bi kon Thiès war nañu bàyyi lii ci xel war nañu defi formation jàngi waat bari na tëyër yu ne ci ubbi seen atelier dañoo war a jàngi tëj jàngi waat du mën nañ ko tëj mais war nañ ko fa bàyyi am ñu mu fa bàyyi dem jàngi waat ndax métier bi foog nga jàng ko pour nga mën li nga sol nii pour ma mën ko foog ma jàng ko mën nga xarañ yàlla mën na la may don ci ñaw mais foog nga jàng ba xam mesure loolu moo ci am solo moo tax ma bàyyi lépp te ñaari place laa yor kii maa ko jàngal ñaw kii ngay wax nii maa ko jàngal ñaw maa ko ber te am na ci jabar am ci doom am ci kër wala el azim mën na ci continuer bàyyi lépp ñoo def formation bi. voilà kon yaa nga jàng du wees jàng du wees moo tax ñu bàyyi lépp xam nga ñëw fii di saako xam-xam ci suñu professeur Ndiasse Kaye di ko sant bu baax a baax wan nañu loo xam ne am sol na ci man tey xam-xam dañoo dem ci taal ba léegi man ko jërëjëf professeur am na loo sol ci man dama daan xàppat rek di dem te dama ci daan gañe xaalis dama ci daan liggéey xaalis dama daan xàppat rek di dem te dama ci di am xaalis bu baax tàll ku ci am jabar am ci doom yor ci sa kër sant yàlla mais dañ ko faa teg ñëw di sàkk dolli kon ñu ngi koy sant di ko gërëm loolu am na solo. maa ngi lay fay Pape Touré. waaw man la Mamadou Seck président regroupement des tailleurs de la région de Thiès. dañuy ñëw fii di fekk leen fii. mu mel ni dafa am ngeen di def formation. lan moo waral formation. voilà ci suñu programme Pape Touré di rafetlu bu baax teewaayu Prestige dinaa sawar di tontu ci question boobu parce que nouvelle technologie bi léegi moo jógee ci ñaw bi mu am fu mu nekkoon am fu mu jëm. te dafa nekk léegi ci norme internationale yi nga xam ne léegi état bi lépp lu ñuy jàngale dañ koy jàngale ci norme internationale ba tey document bi nga xam ne moom la ñu war a véhiculer ci bépp école boo xam ne bii dafay def couture ñu mën la ko jox documentation la boo am solo boo xam ne bii ci norme yooyu moom la ñuy ñëwee kon ka nekk Dakar ka nekk Chine ak ka nekk États-Unis ak ka nekk Thiès bu ñu ñëwee costume africain dafa war a mën a nekk même bu dee même mesure la dafa war a yem bu kii indee manche kee indi manche kii indi pantalon kii indi chemise lépp dafa war a correct bu ñu ko monté day mel ni kenn benn place lañ ko ñëwee. lu mel ni nag kon tailleur bu njëkk ba ak léegi am na soppeeku bu mag bu ci kanam tuuti ku ko jàngiwul dafa renforcement de capacité mooy li ñu def ndax da nga fekk tey ñu bokk ci suñu programme yi nga xam ne moom la ñuy nësër di ko doxal muy fekk bu tailleur nekk ci région de Thiès ñu former la moo tax tey ngeen fekk fii section bu marché Ocass tey ñëpp c'est des chefs d'entreprise kenn ku nekk yaa ngi yor sa place yor ñeent wala juróom benni apprenti bàyyi ko sa place mais nga ñëw di yokk xam-xam parce que am na loola ko jaral parce que xam nañ ni ci kanam tuuti képp koo xam ne kii mënul ci norme internationale yi wala norme yi nga xam ne moom la ñuy jàngalee ñaw doo ñaw di nga xëy suba ba ngoon parce que grand bu bokk ay yooyu moom defe naa ni weesu nañ ko léegi képp kuy ñaw léegi costume africain même jigéen ñi sax léegi costume africain la ñuy ñaw même bu dee robe lay doon manche costume africain lay doon kon nag norme yi nga xam ne moom la ñu war a ñëwee mooy dañuy ñaax suñu mbokku tailleur yëpp fépp waaye nekk mu dem yokki xam-xamam fii nag ibbil nañ suñu buntu ñëpp bépp tailleur boo xam ne bii ci mouvement bi nga bokk incha allahu rabbi ci diiran suñu mandat dinañ fexe ba ñëpp ñu former leen parce que dafa nekk lu am solo te ñi koy def vraiment dañ ci laabiir ñu am partenariat ak professeurs yi nga xam ne ñoo koy def ki nga doon jël léegi professeur Ndiasse def naa ne wax na nga invité nga professeur Abdou Khadre Wade moo ko jàngal donc gis nga ko tey moo fi ñëw di former waat kon xam nga ne li professeur Abdou wax keroog ci sa émission bi juuma leen kon donc gis nga keneen koo xam ne ki jàngal na ko ba tey nga def ko interview yëre bii ma sol professeur bii doon joxe tey cours bi moom moo ko ñaw boo ko xoolee di nga xam ne ñaw bi ñaw na ko macha allah ñaw bu jaar yoon bu tege ci yoon boo ko gisee rek di nga ko apprécier parce que yaa ngi wax ni ñaw moom
confort da ci am solo boo ko solee sentir ni yow yaa ngi à l'aise donc loolu da ci am solo kon donc loolu daal dafay wane ni am na fu ñëw nekkoon mais am na fu mu jëm nañu daw nag uti ko bala muy wees. Merci jërëjëf.